asalaamaaleykum waa LFTV waa LFTV diaspora nuyu nañ leen di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni namoon nañ leen gëj nañ leen gis ça fait 15 jours dugaluñu vidéo dañ nekkoon ci liggéey bi di ko saytu di defaraat pour mu gën a baax lépp rek pour ngeen kontaan pour mu leen indi leen ay xibaar yu wóor te leer waaw tey ñu dalal suñu xarit ngeen xam ko yéen ñëpp ngeen xam ko dootu ñu leen ko présenté muy Lo nuyu nañ la di wax nga nuyu téléspectateurs yëpp. soxna Fifi ñu ngi lay fay di nuyu ñëpp rawatina LFTV diaspora famille bi ñu koy seetaan waa groupe bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen YouTube bi ku lim jum di nuyu suñu mbokk moo di nekk fii ci Johannesburg. di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. tey doo nuyu waa Cochrane sa xarit yi doo leen nuyu tey. Cochrane maa ngi leen nuyu ku nuyoo bi nag tey spécial la Amadou Fall moom nga xam ne daanaka lu ñëw rek moom moo koy njëkk nu mu tuddati am ci xalaatam. am ci lu muy conseil Amadou Fall ñu ngi koy nuyu bu baax. taalibe Sëñ Bamba ñu ngi koy nuyu bu baax. Fall njëge yaaram ok bu loolu weesoo tey xam nga ni ñu ngi seen émission toujours seen émission yoonu làmb ñu war a waxtaanee tey actualité yi nga xamante ne moo jëm ci làmb ci première partie bi ñu war a waxtaanee Bombardier ak Eumeu Sène revanche bi ñu war a waxtaanee Zarko Baye Mandione war a waxtaanee ama neex Lac Rose retouram ci làmb yi ñoom ñaar ñi nga xam États-Unis lañ nekkoon bon tey làmb ji gën a bëri coow gën a bëri waxagum pour l'instant defagum buzz moom laa bëgg ñu njëkk ci muy Baye Mandione Zarko tey boo ñu doon wax ci Baye Mandione Zarko loo ñuy wax tey. tey diggante Baye Mandione ak Zarko seetaan naa seen face to face muy làmb joo xam ne làmb ji doy waar la moo nekk buzz instant yi moo nekk actualité ndax ñoom ñaar dañu ñemeante trop mais làmb ji doon na làmb joo xam ne xel a koy bëree ndax kii di Zarko dafa war a respecter tuuti Baye Mandione ndax bu ñu fàtte ne Modou Lo combat am di gën a métti Baye Mandione moo ko teg nañ bàyyi xel ci loolu bu baax combat yi Modou Lo yi gën a métti yi mu bëri yëpp contre Baye Mandione moo ci gën a métti ci moom. waaw Baye Mandione moom ku ko xam-xam ni moom ay combat am du sedd ay combat am du sedd du la may dara signature après combat sax du la may dara mu gis tamit Zarko xadar googu dañ koo gis ci moom defe naa am na suñu benn émission bu jàll boo xam cofoon nañ ci tuuti ñi gis keroog nag seen face à face bi xumb loolu waxtaan gi tar loolu ñu defal leen genre génie en herbe yooyu di leen laaj ay questions ci ministre des sports yeeg yooyu mais ñu gis ni Zarko Baye Mandione wax nañ ba waat ku ne wax na ba waat tey jii boo ñu doon wax ci Baye Mandione mi nga xam ne moo jiitu Zarko ci biir arène bi loo ñuy wax ci Baye Mandione. Baye Mandione ak Zarko daanaka jiituwante ñu lu bëri ci arène parce que ñoo fëlandoo ñoom ñaar. mais tey Baye Mandione combat dafay doon combat yoo xam ne combat yu bëri yi nga naan tey day daan yu ci bëri da koy ñàkk yi nga naan tey day daanu da koy daan. te doon na mbër moo xam ne toujours daanaka bu ñàkkee ci combat fitam mooy tax. parce que fit wi ak jom ji ak ñeme ji léeg-léeg dana ko poussé. ba mu def ci biir géew loo xam ne bokkut ci làmb. muy sóobu sans calcul. te loolu dafa mel ni kiyaat na ko bu baax. parce que boo xoolee combat liggéeyaat na ko daal liggéeyaat na ko waaw. Baye Mandione liggéeyaat na ko bu baax parce que boo xoolee combat am. ak xoyantaan bu Gàmbi. am na fu ko xoyantaan jéem a sàcc mais dafa tànte mboot. xam nga ñi bàyyante leen après ñi dellusiwaat Baye Mandione dóor ko daan ko. waaw loolu mooy dernier sortie Baye Mandione bi mu mujjee def. am ci victoire macha allah. victoire bu kenn werantewul ne yaakaar naa ñu bëri sax favori bi Baye Mandione lañ ko joxoon. waaw ñu gis ni Baye Mandione combat am yu bëri xadaram moo koy yàq ñu gis ni léegi làmb ji dafa am particularité bi ci am mooy mbëri dañu booloo. gis naa léegi waa Thiaroye dañu booloo waa Pikine dañu booloo waa Parcelles dañu booloo waa Grand Yoff aussi léegi ma gis Baye Mandione benn comme ni mu ko waxee sama yaay dem na sama papa dem na njaboot gi man lañ yaakaar combat bi sama bakkan laa ci gar loolu lu mu ci wundu. loolu li mu ci wundu mooy dafa gën a mexoo ci làmb maanaam dafa gën a bàyyi xel ci làmb. et puis da ci sóoraal lu bëri. moo tax combat bu doy waar lay doon xeex moom mënu cee ñàkk. moom mën na koo taawloo mën na koo caatloo mais xeex mënu cee ñàkk. parce que ñoom ñaar ñëpp ay bagarreur lañ. kenn daw ci xare ñoom ñaar. ñoom ñaar kenn daw ci xare. muy Zarko muy Baye Mandione. waaw comme ni nga ko waxee sànq comme ni nga ko waxee Baye Mandione combat Modou Lo bi gën a métti ci arène si yi gën a métti sax ci la bokk ndax Modou Lo am na ay combat yu tar Modou Lo Baye Mandione indiloon na ko ay jafe-jafe.
waaw indiloon na ko ay jafe-jafe yu tar Baye Mandione lan moo ko war a fii mu toll ci làmb loo yaakaar ni moo ko fi arrêté. waru ko woon dépassé. Baye Mandione parce que toll na benn moment boo xam ne bëriwut peut-être problème adversaire la. mais nag instant bi nii mi ngi ci yoon bu baax. beneen bi ci topp mooy. contre Zarko su fekkee ne nii yàlla da ko cee may ndam xam nga day ne ci yoon bu baax su fekkee Zarko yàlla da ko cee may ndam day ne ci yoon bu baax mais combat bi fi mu ko jëlee. dafa arrangé Zarko ci wàllu sport. ndax Zarko dafa jógee contour ak mbay guy gi. mu daan ko enchaîné waat entraînement ñu jox ko combat kon li mu liggéey sans récupération mu ñëw tegaat ci leneen jour combat ak Baye Mandione yaakaar naa ne xare bu ñëw war na ko mën a dégg su fekkee mi ngi teg sport ci yoon. mais parce que Zarko dafa quitté lamb ji lu mat ay année boo moytuwul quitté na lamb ji ay suma juumulee ay 3 ans 4 ans. contour Siteu. la gëj a bëre. waaw ba dem étranger ñëwaat. fekk Baye Mandione mi ngi doon compétir aussi. mu ñëw yàlla dogal ñu jox ko xale bu nekk ci yoon mu daan ko am ci ndam ñu jox ko combat de choc parce que Baye Mandione daraam du sedd ñu jox ko Baye Mandione tey mu war a am Baye Mandione foofu loo ñuy wax ci Zarko ay qualité Zarko ay qualité am tey li ma lay wax mooy Zarko du mbër moo xam ne maanaam da ngay ñëw daan ko ci minute. daanaka combat bu xaw a gaaw tuuti contre moom ak Sa Thiès la woon. à part loolu ñi ci des yëpp da leen tegal lu teng ndax ñeme na lu métti ñeme na xeex te bëree Zarko dafa xaw a compliqué. compliqué bi mooy ni nga ko bëgg a def du la ko may. voilà Zarko day bañ ba suskaa lii am di am. waaw bëri mag Sa Thiès sax gaawoon na waaye lépp ci ay action la. amul léwtoo yu yàgg ay yëpp action teg teggi ba jël la am mais dañoo gis ni Zarko toujours da rete ay jëllam maanaam dalay jàpp ba jàpp la ci point bañ ne léegi mu daan la du yeggale action te loolu bu ko defee ci Baye Mandione du ko ci mën a fekk. loolu parce que moom it ba tey Baye Mandione bëri ba xaw naa dib bëri ba gaawul lool. kon ñoom ñaar. kenn ku ci nekk looy daan sa morom da koy gis. mais nag Baye Mandione mbërëntaan la de. mbërëntaan la xam naa loolu day bëree. day xeex. mais Baye Mandione souvent mu jum ci géew xaw ma travail na loolu am déet ndax boo seetaanee Baye Mandione Ndiaga Sarr. Ndiaga Sarr da ko yurndu génn ba ko fa. Baye Mandione Mbaye Diouf da koo nax ndax bu fekkee travail nañ loolu bu baax. dina ci tane Zarko it. léeg-léeg mu yegg mbër foo xam ne combat dafay war a jeex mais du ko yeggale. parce que contre Sa Thiès yegg na ko foo xam ne. lamb ji dafa waroon a jeex. loolu rapidité la. parce que Sa Thiès ku ne xam ne bëreem dafa gaaw. waaw moo tax am na ci loo xam ne peut-être danañ ci liggéey moom ak staffam. pour bu ëllëgee bu yeggee mbër fenn fi day daal di jeex ndax ku ci mel ni am na ci mbër yoo xam ne buñ la yeggee fenn fi. balañ laa daan sax supporters yi jóge wane ginnaaw ndax dañuy xam ne jëlal. voilà. waaw combat boobu xalaat nga ci kaw. mun na ci am parce que li ñuy expliquer ñoom ñaar te et puis ñoom ñaar ni ñuy xeexee. du ñu xeexu direct xeexu mbedd la ñuy xeex. xeexu bagaar boobu ñuy bagaar léeg-léeg nga daje coup perdu boo xam ne. da nga doon génn di esquive dajeeg moom. moo tax kaw mun na ci am te combat boobu sax ardo mun na ci am te ardo da ciy am Baye Mandione Zarko faaw mu ardo am ci. kon daal foofu mun naa ne daal ku ci nekk war ngaa ma defaree say tànk. gradin yi war naa bari. waaw squat yi war naa bari si tànk yi. combat boobu yi aussi damay ragal mu jeexee ci xeex muy Baye Mandione Zarko. yaakaaroo kenn samp xeex keneen ki sàcc ko. non danañ ko calcul parce que dem buy am yaakaar naa ne ci wàllu sàcc boobu Zarko laa ko xaar mais Baye Mandione bu taxawee pour xeex day xeex. non parce que léegi ñoom ñaar nekkatuñu ay mbër yu ndaw ay mbër yu mag lañ. ay mbër yu mag lañ am nañ expérience yaakaaroon li ñuy wax noonu ci signature bi est-ce que nga yaakaar loolu la ñuy appliquer. non da cee am ñoom ñaar sax da cee am ndax ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk da nga ñëwee accès de confiance ndax Baye Mandione dafa jógee ci victoire Zarko dafa jógee ci victoire daan xale bu xew. daan xale bu am doole. daan xale bu lamb bàyyi xel. loolu dafa am lu muy def ci Zarko. xoyantaan bu Gambie. toj Gambie ñëw fii ne dama yëngal Sénégal Baye Mandione arrêté ko. moo tax may la combat boobu mun na jeexee sax ci xeex bagaar moom dina ci am. ok làmb jooj bëgg naa ñu xuus mais comme ñëwagul damay bëgg ñu bàyyi ñu bés foofu point bàyyi ba mu gën a jege si ñu gën see xuus gën a dugg ci parcours Baye Mandione dugg ci parcours Zarko ak seeni défaite ak seeni victoire buñ jógee ci loolu balaa may ñëw ci Eumeu Sène kii ñu ñëw ci Ama Neex ak Lac Rose ak Ama Neex yu may ñëpp dañoo génnoon làmb ji dem étranger yi waaw dem immigré je sais pas fu ñu demoon ñëwaat
léegi seen retour boobu lu mu mën a indi làmb. seen retour boobu parce que tey ñoom ñaar ku ci nekk da nga fee gëcc. ku ci nekk bi ngay dem da nga am noo demee am loo xam ne da nga ko yoreel say supporters. kii di Ama Neex. Ama Baldé da koo daan. waaw mu génn ak défaite. léegi moom it ba tey Lac Rose mii da koo daan moom Ama Neex. kon làmb jooju lu mu jaral rek Lac Rose war na ko jaral Ama Neex lu ko raw Lac Rose it Moussa Ndoye da koo daan. moom it ci défaite la génnee. ñoom ñaar ñëpp mën nañu wax ne ci défaite lañ génnee. kon làmb jooju doon na làmb joo xam ne day neex. ndax ñoom ñaar dañoo namoon géew gëj ci géew. te kenn ku ci nekk da nga am loo yoral say supporters. voilà. ok ñu gis ni Lac Rose xawma Lac Rose bu léegi. mais Lac Rose ba mu cay toll daawu la may dara. Ama Neex bu ñu fàtte ni mbër mu mag la. ndax kii di Boy Niang Ama Neex ko njëkk a jox première muñalam ci biir làmb ji Ama Neex ko jox takk ba mu dëgër mu foog ni day caxabal mu sotti mu tuuru waaw ñu ñëw ci Lac Rose mbër mu am dégg la ci bëre dafa am dégg ku ne xam na ne mbëru Fass yi dañoo mën a bëre tey jii boo ñu doon wax ci ñoom ñaar seeni qualité ak seeni défaut ku ci mel ni Lac Rose nga ñuy wax ay qualité am loo ñuy wax. tey ku mel ni Lac Rose dañ daan gis bu arbitre sifflé. dalay agressé. yaa ngi dégg ñëw agressé combat bi du la may nga xalaat. ba lii am mais nag dernière sorteem contre Moussa Ndoye dañu gis defut loolu day arrière di génn saako yi di jël ay coup bu duggee Moussa Ndoye dóor ko léegi est-ce que Lac Rose boobu woon mi ngi fi am léegi ndax parce que làmb compétition la. da ngay gëj ci géew fàtte géew. ak entraînement beeg yooyu ndax loolu ñu ngi fem déet. est-ce que ba dogguma la est-ce que gisoo ni folie de grandeur moo leen jàppoon ak jeunesse est-ce que léegi màgguñu xam ni ñoom ci làmb ji lañ bokk war nañoo am li seeni morom am ba tax ñu retourné wu ñëwaat jël li ñu moom. waaw loolu day am parce que léeg-léeg moment bi nga xam ne ci ngay raar. ci ngay jàng lu bari boo delsee mën koo exploiter. mais Lac Rose boobu ma lay expliquer ba tey dala daan agressé ba yow li nga indi woon da lay réer mais contre Moussa Ndoye defu ko. xaw ma nag contre Ama Neex dina ko defam déet Ama Neex it bukkib timis la. dàq ko du tere mu del sa gétt. ndax Ama Neex loo ko dàq day del si. te Ama Neex saa boo koy dàq bu la këfee bala ngaa xam ne xew mu daan la ñibbi loolu bëree Ama Neex la. saa boo defee ne dalaa ragalu la. waaw doomu Papa Yada. waaw kon wax ñu ay qualité Ama Neex ak ay défaut Ama Neex. tey Ama Neex bagaar. laa gisul mu indi ko ci géew bagaar bu métti. ndax tey mbër mi nga xam ne da nga koy sàcc ñaareel bu demee ba xam ne loolu ngay bëri mu taxaw di xeex ak yow est-ce que Ama Neex du indi leneen beneen facette bu bokkul ak boobu ndax kere bi nga jël tànn ci ñaari mbër ñeenteel bi. ci sa adversaire da koy préparé. moo tax mbër daa war a bëri manen. voilà mais dañuy gis ni Ama Neex du mbëru tànk du ñu gis muy bëree tànk bëreem yépp ci kaw la te Ama Neex Lac Rose plutôt mbëru Fass la mbëru Fass dañuy waane dañuy bëree tànk dañuy bëree wet mais li leen di wër ndomba ñuy bëre foofu ñoom ñaar bëri boobu loo ci xalaat bagaar da ci am Fallou Ndoye di Lac Rose da koy indil bagaar wala Ama Neex bëri lay samp wala foofu loo gis. foofu abit ne prix sifflé ñoom ñaar ñi jàkkaarloo. kenn ku ci nekk. loo ci indi du lu yàgg ak yow. ba fa muy mujjee ci bëri lay jeexee. mais bu dee bagaar la. Lac Rose moom moo am 60%. ok voilà. mais Lac Rose est-ce que bagaar rangé lay def ou bien day bagaaram dafa désordonné. non parce que xeex bi nekk ci Lac Rose ñëw ci Ama Neex. gisaguñ mu xeex ak mbër xeex bu doy waar. mais ku ne xam ne ni Ama Neex mbëru kaw la bu tey Lac Rose bu ñëwee indi bagaar Ama Neex sàcc ko ci suuf jël ko est-ce que dina ci mën a génn. parce que seen combat bu njëkk. ndax Ama Neex it mu takk te jaaxaanul doo si. d'accord mais seen combat bu njëkk. ci biir bagaar boobu. ci la Ama Neex bàyyi. Ama Neex dafa baax seen combat boobu dafa baax complètement. comme ni ko xale yi wax dafa jënd glace. waaw parce que est-ce que kon Lac Rose du ñëw répété waat les même chose parce que nit ki li nga xam ne da nga cee jaaroon am ci dara. bu ñëwee dina traay loolu. kon fes 5 minutes yu mujj yu njëkk yi Ama Neex il fallait que mu bàyyi xel ne Lac Rose dina xeex ak moom. combat boobu moom xalaatoo ci nul. ci ñoom ñaar non ñoom ñaar duñ ñëw. Lac Rose yi du bëri combat yu nii.
du combat du bëri combat nul. non ak seen gëj compétition seen manque de compétition. du ci am. yaakaaroon ni combat bi dañ ko abrégé daal comme ni ma ko mun a waxee. non du ci am. faaw jël am ci non. faaw jël am ci tey jii ama neex daan Lac Rose fu ñu ko mën a yóbbu ci làmb. ama neex daan Lac Rose dana ko delloo ci làmb bu baax. te bu boobaa it dañ na Lac Rose ko daanoon damaa jël revanche ñëw daan ko. Lac Rose it daan ama neex dina am fu mu ko yóbbu. ndax dafa jugee ci défaite. yaa may dégg parce que combat boobu ñoom ñaar kenn waru ko ci kenn waru ko ci nangoo ñàkk. moo tax combat bi dina neex. parce que tey boo xoolee ni ñu daanoo ñoom ñaar Lac Rose Moussa Ndoye ko arrêté. kon tey kut kooku dafa war a daan ak ni Fass demee. ku mel ni Ada Fass ne foofu di ko toj. Gris 2 ne foofu mujj daan Abdou Diouf. seen ki nga xam ne mooy tëdd. Forza di Gris Bordeaux. di Gris Bordeaux. moom it am combat. léegi faaw ñu def loolu pour. Forza it ci victoire la jógee. waaw ci victoire la jógee daan Abdou Diouf. ci la toog yaa. waaw ci victoire la toog. kon Lac Rose warut a jógee ci défaite ñëw retourné ak défaite biir Fass. kooku làmb jooju dana ko jaral ama neexit la même chose mooy li ma lay expliquer kenn ku ci nekk dangaa yoreel sa supporter dara. léegi man sama problème mooy mbëri làmb ji ñu bàyyi ci fi ñu ko bàyyee ñu ngi woon seen digg làmb bàyyi ko dem étranger ñëwaat loolu bëgg naa comprendre lan moo waral loolu. parce que boo gisee loolu toogoon nañ moment boo xam ne promoteur yi tëggatuñu woon. VIP yi rek ñoo doon bëri seen biir te promoteur ku ci mel ni sëñ Modou Niang bi mu fi nekkee daana tëgg ay journée mais làmb ji dem nañ ba après ñii ñoo fi nekk Assane Ndiaye Jams Assis Ndiaye Gaston Mbengue Ligue Nicolay mais ñun parce que Yiru Jaxate daan tëgg. waaw Yiru Jaxate yaa may dégg. keneen ak keneen ñu bëri dañ daan tëgg làmb. sëñ Modou Niang Ndeye Ndiaye Tyson. waaw Ndeye Ndiaye Tyson. ñun ñëpp gisatuñu leen. te promoteur yi fi nekk. te benn moment Gaston dafa génnoon làmb ji bàyyi. waaw benn moment Gaston dafa bàyyi woon làmb ji. loolu it sooke woon na làmb lu bari. Bawal production aussi. waaw. léegi man dama gis loolu sax du léegi ci samay gëstu la man laajte woon am na combat boo xam ne exemple pourquoi pas mbëri du ñu associé ak promoteur yi tëgg seeni làmb parce que loolu moo nekk parce que gis naa ci samay gëstu Tafa Gueye mës na koo def associé ak promoteur. tëgg benn làmb ci jour anniversaire am làmb jooju sax d'ailleurs si nañ ma expliqué daf ci jëlee woon défaite mais actionnaire la woon ci biir làmb ji te fi mu nekk nii am na gëstu yu ma def yoo xamante ne nii am na mbër yoo xam ne actionnaire lañ ci seen i biir làmb pourquoi pas mbëri duñ def loolu pour sauver seen làmb. waaw loolu dëgg la. Mohamed Ndao Tyson daana ko def. daana associé. ci biir combat am. keneen ak keneen noonu. mais nag mbër yi doore déclenché am na ci kii boo xam ne yëgguñu fa loolu duñ ko mën peut-être VIP yi ci kaw ñooy mën def loolu. mais VIP aussi am na ñu ko ciy def ñu ngi ko ciy def nii. ñu ngi ko ci def nii may waxee ak yow am na làmb yu bëri ñu fii coow yoo xamante ne mbër yi ñu ko tëgg ay actionnaire nañ ci biir làmb ji mais loolu dina tax dina sauver làmb bu ñu jógee ci ama neex Lac Rose ñu ñëw ci daj dëpp gi muy. nu tudd Eumeu Sène ak Bombardier revanche bi jeexaat for doom delloo fa sab loxo loolu la Bombardier woyaloon Balla Gaye bi yoon nee na daal nee na ko seetaan naa ko mais maîtriser wu ma mots yi mu doon jàllale. waaw foofu combat boobu loo ci gis. combat Eumeu Sène Bombardier. doon na combat boo xam ne bëri na luñ ci mën a wax loo xam ne réalité làmb lay doon. ndax kii di Eumeu Sène. dafa dem ci Bombardier jël fa roi ba. daan ko. yaa may dégg jamono di dox ba mu joxaat ko revanche ñi dajee. te Eumeu Sène kii Bombardier. revanche benn yoon la ko ñàkk ñaari yoon ci Yékini. depuis boobu ba léegi ñu am na ñoo xam ne da leen a daan jox leen ko daanaat leen. bi ko fi Baboy daanee Thiès. ñi tëggaat leen ñu génn extérieur France Bombardier da ko daan. yaa may dégg léegi nag combat boobu tey doon na combat boo xam ne Bombardier xam naa ne mooy ñëw ndax moom moo soxlaa. Eumeu Sène it bu ko wékkee que maa ko daanoon rek daa war a ñëw. combat bi mun na boring mun na soof tuuti. parce que bëree lañ wax. beneen bi ci topp mooy comme li ma doon wax rek ci contre Boy Niang Tapha Tine mbër yi léeg-léeg dañ leen di yeew yi mooy yenn conseil léeg-léeg nga conseil mbër conseil boo xam ne
ci biir làmb day gis loo xam ne bu ko defee am dara mais du ko nangoo def ndax conseil. non ñi ay mbër yu mag lañ. yaakaar naa ne dépasse nañ niveau boobu. waaw dépasse nañ niveau mais ku mel ni exemple doguma la ku mel ni Eumeu Sène ci défaite la jógee ñaari défaite. Bombardier ci dynamique de victoire la nekk. non kii jógewut ci défaite benn défaite la jógee ak benn match nul contre Lac de Guiers. défaite la. dara décision arbitraire la. ok ba tey d'accord nañ ak yow ci loolu bon léegi loolu lan la mën a jouer ci Eumeu Sène. li mu mën a jouer ci Eumeu Sène ndax Eumeu Sène tey dafa am combat yi ne ci kanamam. muy tey amoon ndam ci nu mu tuddati. Bombardier ci Bombardier. moo doon gën ci moom bu ko defee buy dem ci Balla Gaye day oyof gi mooy daanoon na ko ñaari yoon ñàkk yenu combat boobu mu koy ñàkk yenu mun na ko mayaat sax ndam. parce que victoire sa kanam day yóbbu mbër mi fenn fi. da ngay daje nit mu mën la sax mais victoire yi nga dajee yu tëgle mooy day tax sax après affaire bi day demee neneen. beneen bi ci topp mooy Bombardier. parce que nee na day dugg Ndakaaru xool ñi gën a ës mu daan mu bëree ñoom. waaw loolu wax na ko daan na ñaar ñi kenn ki daan ko. jamono di dox ba Eumeu Sène mayaat ko revanche. te tey Bombardier nee na roi des arènes ñett yoon la bëgg. léegi tey bu ko yàlla doxoon mu am ndam contre Eumeu Sène. mën naa xaar ca diggante Modou Lo Ama Baldé. comme ci am day daan ne bu ko yàlla mayee ndam mun naa nekk roi des arènes ñett yoon. léegi nag pour mu mën a am ñooñu il fallait que mu daan Eumeu Sène. ci biir combat boobu nag lu ne ngi ci. waaw lu ne ngi ci lu ne ku lu mel nan. lu ne comme ça tey seen combat bu njëkk. Eumeu Sène daan na Bombardier. ndax xeex naa ak moom jël ci coup bu dal. bi mu duggee ba Bombardier yoru mu génn ba ko fa. waaw boobu dafa liggéey mën a résister. waaw mën a résister génn. mooy Eumeu Sène it tey bi ma ko doon moytuloo li ma koy moytuloo mooy coup Bombardier corps à corps mbër waru ko encaissé ndax day am lu muy wàññi ci yow. yaakaar nga combat bii mu am xeex. da ciy am. yaakaar nga ko. non Eumeu Sène Bombardier bu ñu benn cong lay doon wala ñaari cong. Eumeu Sène Bombardier bu ñu xeexut daanante du am. parce que Bombardier pour nga daan ko il fallait nga déplacer ko. il fallait que nga xeex ak moom mu loupé crochet droit boobu muy laaw ci air bi. mais wax boobu ngeen di wax noonu booy na ci nopp Bombardier passé na dynamique boobu. waaw instant bi Bombardier boo ko xeexloo itam day toog ci ay tànkam. waaw parce d'accord que toll na ci làmb niveau boo xamante waratul a juum. ci niñ ko mën a waxee. waaw waratul juum. mais mbër saa booy daanu cuune ngay doon. bés booy daanu cuune ngay doon. te Eumeu Sène moom ak Modou Lo ñoo yem. soo leen pang korosé kut kookut dañuy fay. mais waaw côté boobu. waaw dëgg la xam ne yenn nañ ci jikko mais ba tey bokkuñu ni ñuy xeexee Modou xeexam dafa jaar ci yoon macha allah mais Eumeu Sène day laaw. waaw te bu Eumeu Sène toujours buy laaw comme ni Bombardier def day yóbbaale poids am. tey Eumeu Sène tey bu ñu ko doon conseil tey main gauche Bombardier ci côté main gauche Bombardier lay taxaw. ok moom la war a travailler daal. waaw foofu la war a travailler foofu la bëre bi nekk. nga xam ne tey. saa bu Eumeu Sène déclenché crochet. day mën a saa bu Bombardier déclenché crochet day mën a yegg fi mu jëm. te bu fa yeggee bu mu taxaw day continuer. Bombardier ci côté gauche Eumeu Sène. foofu la mën a taxaw. nga xam ne saa bu déclenché crochet bu Eumeu Sène duggee da koy mën a téye. mais Eumeu day xeexee ñaari loxo yëpp. day xeexee ñaari loxo yi mais Eumeu day laaw. moo tax ma ne la tey Eumeu Sène moo doon moom bu ko Bombardier indilee xeex du ma ko digal mu fekk si ko ci. mais même Bombardier du xeex du def ay coups direct comme yu Gris di def comme yu Modou Lo di def ñoom ñaar ñëpp dañuy laaw daaw dañuy laaw mais Bombardier am na beneen xeex bu bokkul ak ci biir ndax Bombardier day monote dalay jàpp monotele parce que. Bombardier waaw mais gisuma ñoom ñaar ñëpp kenn du ci kor. ci wa donc Bombardier day monote du kor. Bombardier Ibou Ndafa. Bombardier di ko monote di ko dóor. ba mu kaw Bombardier cek Bombardier di ko monote di ko dóor. dëgg la. yaa ma dégg. doon na ko def Balla Gaye mu rëcc ci pièce boobu. waaw boobu da ko dóor ba cek tëdd kay. waaw moo tax Bombardier beneen façon xeex boobu mi ngi koy xeex aussi. léegi combat boobu foo yaakaar ni fa la war a jeexee. combat boobu xam naa ne buy jël bu ci amee du doon jël yu rëy 4 appuis wala kaw. moo ci am waaw moo ci am mais du doon jël. non kaaw moom du baaxaat ci Eumeu Sène moom. kaaw moom Bombardier sax nee na ñaanatul kaaw am ci làmb ji. waaw ñu Bombardier sax mun na kaaw parce que laaw Eumeu Sène bu dalee ñaare ponkal muy entraîné. non ak taayu Eumeu Sène. waaw ak taayu Eumeu Sène yaakaar nga dina mën a kaaw Bombardier. obvious kaaw par sens la.
ok comme penalty ni mu melee ci amee ci football rek noonu la kaw a mel sens la. léeg-léeg sax nga doon dóor crochet boo xam ne da nga doon génn mu dal foo xamee sens interdit la ci nit ki mu kaw. ok kon Eumeu Sène tey daan Bombardier fu mu ko jëmee ci wàllu làmb. Eumeu Sène daan Bombardier fu mu ko jëmee ci wàllu làmb. dina am ay quelques défaites yu mu effacé te dina teguwaat foo xam ne yeneen combat yi ñëw da ci am moral bu baax. bu ci mel ni défaite bu ci mel ni ban ak ban. comme contre Modou Lo bi défaite bi mu jël foofu ak contre Lac de Guiers seen match nii boobu xam nga. mais bul fàtte ni benn dafa bëri Lac de Guiers am ci victoire ci moom. waaw ok. léegi dañoo niil ñaari yoon mu daan ko benn yoon. waaw mais yaakaar nga ni combat yu ñuy tëgg di ko tëggaat dina jëmale làmb fenn. jëmalewul làmb fenn parce que Lac de Guiers 2 mi ngi yoreel Tapha Tine revanche. pourquoi pas Eumeu Sène Tapha Tine. xam nga ok comme dese nañ temps tuuti ci temps bi ñu porox ndool comme ñu génn ci Eumeu Sène defe naa dimanche prochain la incha allah buñ ci yàlla yóbboo su boobaa dinañ ci gën a waxtaan ñu xool comme nee nga kaaw mën na ci am. jël bu ci amee du doon jël bu garaaw car appui lay doon wala jël yu du doon jël bu spectaculaire xam nga ni ñu koy waxee noonu ok léegi ñu jël tuuti porox ndoll dama gis ñu def benn affiche ñu def Ama Baldé Reug Reug gis naa ñu def genre affiche bu mel noonu ok yaakaar nga ni combat boobu lu war a mën a nekk la. non Reug Reug Sa Thiès. Reug Reug Sa Thiès gis naa ko Reug Reug Ama Baldé gis naa ko. waaw lu mën a nekk la. parce que Reug Reug li mu wax dafa leer. te ñu bëri ànd nañ moom nee na moom bàyyiwu fi kenn ñëpp lay bëri. même gis naa ci biir nga baal ma même gis naa ci biir Ama Baldé Gris Bordeaux gis naa affiche boobu tamit. foofu moo doon yoonu làmb ji. Ama Baldé. foofu moo doon yoonu làmbam Gris Bordeaux. moom moo doon yoonu làmbam parce que Gris Bordeaux yi exeme la. parce que loo bëri da ngaa war a dugg Fass bëri Gris Bordeaux. xam nga gisoo woon ni Gris la war a njëkk a bëreel doog a bëri Modou. waaw foofu parce que Modou moo am ndam ci kaw Gris. foofu moo doon yoonu làmb ji Ama Baldé bi mu génnee ci Gris Bordeaux la waroon jëm. parce que comme li ma la doon wax rek adversaire yi Modou Lo bëreel Ama Baldé bëriwut ak ñoom. foofu moo doon examen bi. Gris Bordeaux la waroon a jëli parce que du bëri ak Lac de Guiers. voilà. ñàkk a bëri boobu muy bëri Lac de Guiers du bëri Balla Gaye du bëri Sa Thiès dafa tëj làmb ji tëj goo xamante ni am na amateur yi combat yoo xamante yu neex la waroon a doon duñ ko mën a am du bëri Boy Niang du bëri kii dafa bëri maanaam ci li ma wax sensu làmb ji kon maanaam Modou Lo moo ko téye ak parce que Modou Lo moo ëpp adversaire ci arène bi. ci arène bi moo ci ëpp adversaire mais Ama Baldé loolu dina ko xaw a tëj tuuti tey jii bu Eumeu Sène daanoon Bombardier tey exemple ne woon day jël revanche ci Modou Lo jëraat couronne bi pour Ama jot ci dina sori. dina sori waaw loolu lu ñu war a bàyyi xel la ok comme seen 30 minutes lañ waxoon làmb di ci waxtaan ñu ngi ci mot de la fin ñu wax la ban loo ñu bëgg a may balaa ñuy tàggoo. tey li ma leen di may. ci wàllu làmb mooy que ne am nu mu tuddati Bombardier dafa am lu mu génneloon Balla Gaye muy njeexaat doom léegi li nga xam ne nii moom lay génneel Eumeu Sène amateur yaa ngi koy xaar ñi seetaan làmb ñu ngi koy xaar Eumeu Sène ndax njeexaat doom boobu njeexaat foofu farab doom delloo fa sab loxo nga baal ma nee na comme dañoo am face to face foofu Mbuur ca mairie ba dañ fa am face to face nee na bu ñëwee foofu la koy wax lim ko fental waaw ok waaw baax na kon ñu ngi xaar loolu Eumeu Sène comme yaa ko daanoon kii di Bombardier léegi yow Eumeu Sène lan nga ñuy indil waaw Eumeu Sène nee na ko jeexaat boobu mu woyaloon Balla Gaye moom la koy woyal mais nag Bombardier nee na ko loolu àndul ak sarawaan boo ko woyee dinaa la ci daan parce que loolu jigu la loolu man la jig waaw mais làmb yi dafa yaatu ji Johannesburg gi làmb jaa ngi fi ñi nga xam ne ñoo ànd ak Yewwi Askan Wi seen équipe bopp lañ muy Lamine Faye ak Talla Séeréer waaw de passage di si nuyu waa APR suñu xarit Khadija Diallo Chéri Max di si nuyu Cheikh Ibra bu Sonko waaw di ci nuyu comme ni nga ko waxee ñoom Awa ànd ak Sonko di ci nuyu Lamine Faye mi nga xamante moo bëgg a yor baatu askan bi fii ci Johannesburg wax nga dëgg di ci nuyu Birane suñu xarit ñu bokk liggéey bi Birane bu Bougane Gueye Dany ñu ngi koy nuyu de passage waaw ok di la wax nga tàggoo une minute moo ñu desee incha allah nga tàggoo waaw baax na mbokki LFTV diaspora loolu lañ leen fi indiloon tey seen émission yoonu làmb fii ci Johannesburg di nuyu ñëpp ku lim jum comme ne ko doon defee di jiital nuyoo bi ci jëwriñ ji
njiitu daayira bi ki nga xam ne nii moo fi Mamor Sey ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér kooku lu mu dund doy ndax ñun moo di gis nañu njariñam xam nañ lim ñuy jariñ Mamor Sey ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér gi yaram lépp lu mën ci liggéey Ahmadul Khadim bi mu bu déwénee mu man la ko raw ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu Grand Talla Fall moom it kenn la ci dëkk bi di nuyu Lamine Faye di nuyu Bouba Badiane di nuyu ñëpp ku lim juum voilà ok kon sama gars yi seen émission yoonu làmb la woon di leen wax ni namoon nañ leen nag torop di nuyu waa groupe WhatsApp ku ci mel ni awaloo ku ci mel ni ami suñu doom ñu ngi koy nuyu ñoom ñi nga xamante ne ak Cheikh Mbacké ñoom ñi nga xamante ne ak Lamine ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ku lim juum waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni seen émission la woon yoonu làmb di leen jox tig daje incha allah samedi prochain si yeneen i feem incha allah